ayca ñu dellu si Sénégal daal di waxtaanee sujet bu xamante ne nii waa bu am solo gars yi sax ñu ngi koy daal di nekk actuellement di ko waxtaanee ci groupe bi ay félicitations ñu ngi daal di ñëw di daw ci groupe bi ñu waxtaanee sunu consécration bi du ma ne bosam mais sunu laay wax ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk muy li nga xamante ni moom moo daal nekk confidentiel Afrique jël ki nga xamante ni moom moo di Alaaji Rawaan daal di koy dugal ci les 45 jeunes personnalités africaines les plus influentes moom lañ ko daal di dugal mu nekk loo xamante ni lu sedd xol la macha allah ñoom daal di koy def donc dañ ko waroon a laaj sax li nga xamante ni moom moo di un entretien exclusif moom laa ko waroon laaj ne ko ndax di nga ma ko daal di réserver su ko defee maa ngi yow ñu daal di jàkkaarloo ñu daal di waxtaanee li nga xamante ne moom moo di Rawaan Penga mais xam naa ne du ko daal di jar mi ngi noonu moo ngi ni ayca Rawaan lii moom ci yow laa ci daal di njëkkee naka nga daal di gisee lii bi nga ko gisee ban sentiment nga ci daal di am. waaw saa nag dafa mel ni jot na dama commencé di kii de est-ce que du ma commencé di li sama maam daan wax xoggaliku. di yëkkati mbagg. Maman Khady laa may expression boobu sama maam ak bëggoon boobu ndeysaan boo commencé di kii rek bu dee xool ko muy xoggaliku. di yëkkati ay mbagg. mais bon mi ngi noonu en fait c'est mbégte la. et puis une fierté en fait une fierté. bien que nag wax dëgg fa yàlla jàpp naa ni ba ñuy tàmbali di nab-nabi ci penc mi en fait joxe xalaat rek la woon. maanaam joxe suñu avis mais da ngay dem a dem ba gis ne yëf yi romb na loolu que du juste avis parce que avis parfois sax mën naa subjectif mais au-delà de ça dafa am je pense ñi nga xamante ni yàlla da leen nattoo ñuy wax am ne serait-ce que ñenn ñu leen di déglu ñu am un certain discours bu ñu war a porter ci penc mi. ndax nag dañu nekk à la croisée des chemins Afrique dañoo yàgg souffrir Sénégal yàgg souffrir. tey jii boo demoon sa kër rek waxtaan ak sa papa xam ni daj na coono yoo xamante ni bu sañoon benn doomam du ko daj. voilà donc loolu nag à un certain moment il faut que mu am déclic. et ñu jàpp ne xëy na mën na am loo xamante ni mën nañ ko ci jouer ànd kook nag kuréel équipe boo xamante ni wax dëgg fa yàlla ànd ak ñoom di liggéey dafa yomb. parce que àddina amul lu nit mën a def moom kese. ça n'existe pas c'est-à-dire lu waay di def yonent yi ëpp doole ci yonent yi il a fallu que suñu borom boole leen ak ay doomi aadama yonent yàlla Muhammad moo ëpp doole sallallahu alayhi wa sallam moo ëpp doole ci yonent yi pourtant dañ koo boole ak ay saxaaba ngir liggéey bi mën a mat donc ci noonu rek ma bëgg a wax ni c'est pour Média 28 Média 28 nag xale la un an et quelque lay soog a am mais l'ambition moo nekkoon effectivement contribuer de manière positive ci changer li nga xamante ni moom mooy le débat politique impacter positivement loolu mooy li nga xamante ni mooy jubluwaay bi. bon lii nag bu ñëwee dalay wan ne xëy na fi nga teg sa tànk baax na waaye nag gënal góorgóorlu ndax am na ñu lay bàyyi xel. donc loolu mooy li ma doon wax démb ak bërki démb di wax ne gars yi sas nañu mais sas yu gën naa yaatu parce que bu fekkee ni dafa am lu mel ni dafa ñëw c'est-à-dire aujourd'hui tu as l'obligation de prouver que ñi la tànnewuñ la bakkan. waaw dafa am lu ñu gis seetlu ko moo tax xëy na ñu boole la ci loolu. donc moo tax sas wi gën naa yokk ci Média 28 voilà gën a yokk xëy na ci sama jëmm ji donc di remercier effectivement le journal Confidentiel Afrique donc di les remercier bu baax il y a quelque temps la jékki-jékki ñu contacté ma il y a de cela 2 mois daal di may expliquer effectivement li ñu bëggoon a def et tout ba démb lañ ma envoyé effectivement le dossier. donc en fait. ci ni ñuy doxee en fait man bokk c'est-à-dire du loo xamante ni lu ñu planifier la. maanaam damay wax ngir ñu mën maa remarquer ngir nangam ngir déedéet moo tax souvent may wax naan li américain di wax quality is the best advice. la qualité est le meilleur des conseillers ndax Média 28 ab ruq la te barki de moo njaay la tàmbali waaye boo nekkee ci sa ruq di def loo xamante ni jàpp nga ni lii sa aqulaay taala dong nga ciy seet ak lu defar penc mi. c'est-à-dire mu yéex mu gaaw ña nga xamante ni dañoo soxla lu ni mel danañ la fa fekk tout simplement donc xëy na bu dee audience ñoo ko fi gën a néew. bu dee voix buy porté xëy na ñoo ko fi gën a néew mais mu ngi noonu en tout cas
on essaie en tout cas d'apporter notre pierre à l'édifice et de manière positive donc looloo tax may remercier effectivement ce journal bi nga xamante ni mooy Confidentiel Afrique du journal bu crédible boo xamante ni dafay paraître un peu partout en Afrique. Bien sûr gis nga keroog ñu ngi koy waxtaanee fii le coup d'état bi nga xamante ni moom la ñuy waxee fii ci Guinée-Bissau bi ñuy wax la réunion bi fa am tey Dankaafu 3 jours après la loolu am donc c'est un journal qui est vraiment crédible et que je salue et que may leen di remercier de tout cœur di remercier également waa Média 28 donc toute la famille Média 28 muy technicien muy journaliste muy ñi nga xamante ni tout simplement ñoo nekk ci presse écrite beeg ñëpp vraiment di leen jaajëfal parce que mouvement d'ensemble la Média 28 c'est une famille donc bu ñu wàccee plateau ku ko fekk dina xam li may wax donc c'est une famille on se prend pas la tête voilà donc di remercier effectivement toute la famille 28 mais également nos followers ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre parce que bu ñu doon wax te kenn dégluwuñu xëy na tamit gars yi duñu gis ne ñu ngi def impact ñu ngi def influence parce que buñ nee ñiy influencer ça veut dire que am na li ngay wax ci ñu muy dem donc di leen jaajëfal suñuy followers amuñu seen fay yàlla nag mi am fay yàlla na leen yàlla fay voilà dañu wéy rek di jàpp ñu jàppandoo ensemble ngir effectivement ambition yi nga xamante ne moom la ñu am ci suñu kanam n'est-ce pas donc mu ngi noonu en tout cas c'est une fierté pour moi et pour Média 28 et puis pour tout le monde je pense ñi nga xamante ne ñi ngi safoo Média 28 donc encore une fois merci à tout le monde oui non alors balaa maa jox moom mu daal di joxe li nga xamante ni moom moo tamit xalaatam si mbir mi dafa am une phrase boo xamante ni da nga koo daal di bind mu nekk phrase boo xamante ni nii c'est pas seulement une phrase mais dafa am leneen loo xamante ni da koy daal di wund ci ginnaaw muy à la jeunesse africaine je dis je cite croyez en Afrique à son potentiel et à son avenir le changement commence par nous. oui phrase boo xamante ni waa neex na ma trop. waaw exactement parce que xam nga tey dafa am benn jour sama benn xarit bu may waxtaanal mu ne ma waaye réew mi daal da ngay waaru ma ne ko mais réew mi mooy ñan réew mi du bâtiment yeeg garab yi. ñun la foo fi fekk garab nit a ko fa jëmbat. wala boo xëy na am na ku ko fa jëmbatoon graine wàcc fa et cetera. foo fekk bâtiment nit a ko fa tabax. foo fekk infraction ci tali bi nit a ko def. parce que boo fekkee xar buy traversé li ngay def mooy da nga koy jéem a dàq ba mu dem doo fa nekk di pëtt ak moom yu demee noonu parce que da ngay xam ni yàlla dénku ko lu war a mën a tax mu xam ni moo ngi tooñ. donc buñ nee réew mi nit ñee tax kon bu réew mi waree changer nit ñee changer si l'Afrique doit changer ce sont les Africains qui doivent changer te le changement le plus fondamental du changer ay yére. du nduroog par exemple ku moderne yor téléphone bu baax et cetera ça se passe dans la tête. mentalité yi conscience yi ñoo war a changer conscience yooyu bu ñu changer ci li ñuy njëkk a delloo suñu xel mooy ñun li ñu yor ci potentiel ba tax àddina bi yëpp di daw di wut ci Afrique lu ne ñu koy jéem mu jaral leen sax xeex ak ñun ben pourquoi war ñoo yeewu ci ne kon njariñ mi ngi ci Afrique buñ ci yeewoo ba noppi après l'autre question mooy loolu noonu naka la ñuy mën a def ba mu jariñu ñun sàkku ji xam-xam wuti compétence fexe effectivement wér gu yaram ànd ak dirigeants yi nga xamante ne leer nañu ñii peuple yi leen tax a jóg. ña nga xamante ne leer nañ seen bopp leen fi tax a toog ñu taxaw temm jàmmaaral ñoom ba jëlee leen fi teg fa ñoo xamante ne dinañ mën a doxal c'est-à-dire changement de conscience c'est que changement boobu encore une fois ci ñun lay tàmbalee du commencer ci l'autre ça commence par toi-même parce que nit waa ji dafa ne yàlla na ma yàlla may xel ba nga xamante ne danaa mën a ràññaatle li ma mën a changer ak li ma mënta changer su ma mayee xel ba ma mën koo ràññaatle yàlla na ma yàlla may kàttan ma mën a changer li ma mën a changer yaa ngi dégg waaye itam yàlla na ma yàlla may yaatug dënn ba ma mën a xajoo li ma mënta changer li ma mën a changer nag mooy man li ma maîtriser man te li ma maîtriser mooy man c'est-à-dire yow damay yéene rek ni ma bëgg nga mel ko mais mënuma am maîtrise ci nga mel ko par force donc moo tax le changement commence par soi-même ça commence pas par l'autre donc te ñun problème boobu dañ ko am en Afrique boo nee dañoo war a changer ñu koy xaar ci keneen gi da ngay jàpp ne yow loolu concerné wu la parce que jàpp nga ne tu es bien il faut qu'on se remette en question ñu toog ñu questionné wu ñu xool lan mooy ay taar ci ñun lan mooy ay défaut ñu jéem a xool luñ ci corriger le maximum possible et que chaque jour qu'on essaie d'être une version meilleure de nous-mêmes loolu kenn ku nekk bu ko defee souvent damay joxe l'exemple ma ne gis nga tey man su ma woyofee yow yëkkati la yow nga woyof yëkkati ma man nag yow yëpp ñu yëkkati ko c'est ça su ma yëkkatikoo nag jëm laa woyofal soo riposté c'est-à-dire finalement fa ñuy mujj mooy ak pëccëxoo moo tax ce changement là effectivement commence par nous-mêmes il faut que les Africains ñu conscients du potentiel ak des valeurs yi nga xamante ni mi ngi en Afrique ñu jéem ci capitaliser jéem a lijjanti suñu bopp te xam ni kenn duñ ko defal keneen
bien sûr tout simplement. merci beaucoup Momo yow tamit sa impression. oui xam nga dañu wax 45 top 45 des jeunes personnalités africaines les plus influentes ci atu 2025 bi ñu génn bi ñuy waaj a génn bokk c'est-à-dire influence am na solo waaye journal bi fa muy waxee mooy influence bu positive bi am solo parce que loolu am solo mooy ci continent bi ñi nga xamante ne tey seen influence dafa am lu muy yokk dafa am lu muy defar parce que tey pour man nit dina am ñu koy bàyyi xel wala am ñu koy déglu mais est-ce que dina am influence bu positive boo xam ne dina ko apporter ci li mu def maanaam c'est-à-dire nit koo xam ne boo ko déglu gi nga koy déglu dina am loo xam ne dina ko def ci yow ci yokkute loolu moom moo am solo ñu nekk ci jamono boo xam ne dafa pëccëxoo lu ne am na am ñoo xam ne dañoo def choix wu xool la nga xam ne moom mooy influence bu négative bi te da ngay gis sax parfois que dafay mel ni luy jël le dessus léegi nag ci période ba dafay baax tey ces personnalités yi ñuy wax ñu jéem a ñoom itam xëccoo ak beneen influence boobu c'est-à-dire pour man dama gëm ne xeetu balance la mooy dafa am ñoo xam ne tey ñoom ngay gis ñooy live di saaga ñooy wax n'importe quoi ñooy dugg ci vie privée ñooy promouvoir xeetu mbonte yi nga xam ne moom la ñu war a xeex donc dañuy dem ba benn moment da ngay am impression que ñooñu rek ñoo fi nekk maanaam boo seetluwul tuuti da ngay jàpp ne lu bon rek a nekk ci penc mi léegi dafay baax nag ci benn moment am ñoo xamante ne ñoom dañuy génn def le contraire ba pare jéem a ravir la vedette à ces gens là wane ne c'est-à-dire lu baax am na mooy tey ñu bëri dañ jàpp ne sooy xool sur internet lu bon rek ngay gis dafay baax ci benn moment ngay gis lu baax ci internet te pour man looloo importance su influence boobu noonu donc ñu choisir ci ay jeunes yu bëree bëri ci continent bi 45 boole ci pour le cas wu Sénégal Rawane Benga mais boole ci itam Sophie Gueye te ma jàpp ne c'est-à-dire pour man buñ la cité woon am keneen kuñ cité sax on va se poser la question est-ce que mais buñ la cité Sophie Gueye pour man ça nous permet de comprendre que c'est amplement mérité ci action yi nga xam ne yéen a ngi koy teg di wax gars yi nag peut-être que xëy na Rawane Benga bi ñuy gis sur le plateau face visible de l'iceberg la quoi dafa am leneen lu nekk ci suuf loo xamante ne peut-être su ngeen ko découvrir di ngeen gën a comprendre pourquoi mu mérité bokk ci 45 personnalités africaines yi nga xam ne ñoom ñoo gën a influente ci année 2025 bi ñu ngi waaj a dugg 2026 yàlla na ci yeneen i mbir yu gën a kawe topp influence bi gën a yokk liggéey bi itam gën a jàppandi bu baax a baax donc je pense que loolu c'est amplement mérité et yaakaar naa ne avis boobu lu may partager ak beaucoup de sénégalais yoo xam ne biñ ko gisee même réaction boobu lañ ci am ci mbégte ndax nag pour man affaire bi du fëgg sa dënn wala naan man la c'est-à-dire lii mënoon naa ñëw nit ñi ne saa moom mais da ngay gis ne nit ñi buñ ko gisee dañuy nangu ni lii cër bu mu mérité la et pour man loolu c'est hyper important à chaque fois nga gis koo xam ne nag dina fexe teg ay pexe pour ñu ne ko yaay l'homme de l'année wala yaay meilleur nangam wala et cetera da ngay gis ñoo xam dañuy bëgg imposer loolu nit ñi mais da ngay gis ne niñ ciy sonnee yëpp nit ñi duñu accueillir loolu mais da ngay gis ne tey jii acte bi nga xamante ne ni am na Confidentiel Afrique teg ko jël choisir le parmi ces 45 jeunes personnalités africaines yi gën a influentes soo defoon sondage itam je pense que da ngay amaat même résultat bi loolu moo lay wan ne loolu lu nit ñi accepté la te pour man loolu lu rëy la mooy nit ñi nangul la donc je pense que loolu c'est hyper important di remercier waat bu baax a baax Confidentiel Afrique ci liggéey bu am solo bi muy def c'est vrai que yàggul dara ñu ngi siy waxtaan ci yenn mbir yu ruqe yoo xam ne à chaque fois ba ci coup d'état bi da ngay gis ne yenn information yi daanaka lu si bëri fa lay jóge sooy xool même suñu presse nationale sooy faral di lire ci yenn questions yi dañ la naan selon Afrique Confidentielle wala Confidentiel Afrique ñee koy auzu billahi mina sheytaani rajim fitnatu daara fii mooy saxaadatul daara yi bii mooy wax bi jërëjëf rek seeni mbir moom dañ jaar na le ba jaar na le
jërëjëf. tout à fait. mi ngi noonu am na solo bu baax a baax mi ngi noonu alors ñun ñoo am chance ñun ñi nga xamante ne nii on fréquente la personne en dehors ñi nga xamante ne moom moo daal di nekk plateau bi ñun ñu xam cette humanité bi nga xamante ne moom moo nekk ci moom cette générosité bi nga xamante ne moom moo nekk ci moom mais nag bettuñu parce que taalibe Serigne Saliou la moo waral li nga xamante ni moom moo nekk ci moom di feeñ ci li nga xamante ne moom moo di ci ay jëfam ci ay waxam donc dañ lay ñaanal très bonne continuation lépp rek ñu daal di koy àndee ci li nga xamante ne moom moo daal di nekk mbégte kër gi ak képp koo xamante ne moom moo fi doo di nekk di daal di liggéey ameloo kenn li nga xamante ne moom moo daal di ak déedéet ku fi nekk rek da lay bégee ndax li nga xamante ni moom nga daal di nekkandoo ak ñun jaboote ak njaboot ñi mu daal di tëradee ñu ci mel ni man maay brebis galeuse kër gi te mu ngi noonu je suis toujours supporté mu ngi noonu maay rabu kër gi donc très bonne continuation ñu la koy ñaanal bu baax a baax ayca mu ngi noonu ça fait un plaisir daal di bokkandoo ak yéen plateau bi daanaka def nañ li nga xamante ni moom moo di tour bi waxtaanee nañ ay sujet yu am solo moo ngi lay jaajëfal bu baax a baax.